juróom ñaari waxtu toftal fanweeri simili ci télévision Futurs Médias dal leen ak jàmm ci xibaaru marax yi dina bokk ci la ñuy waxtaane tey dogal boo daanu nag kilifa yi nag jàpp nañ ne dañuy tëjandi île des parc île de la Madeleine ba jëmi jamono nag ñu ne du ubbi demeka jëluñu matuwaay yu war ba képp ku fay demati doo am benn fitna leneen li ñuy waxtaane mooy levée du corps ñi fa loru woon rek ci gaal bu suuxoon gannaaw ba ñu doon dem ci île de la Madeleine ñu ne nag seen levée du corps tey la woon fële ca hôpital principal bokk na ci ñooñe Sanusi Touré nekkoon agent des parcs nationaux ay kilifam teewaayam tey wax nañ ko foofee di sàkku itam ci xale yi rek ñu mën a roy ci kooku gannaaw xeetu l'accident yi ñu nemeeku ci biir réew mi nag njiitu réew mi Macky Sall yëkkati ne kaddu di sàkku ci kilifa yi bokk na ci ñooñe ministre de l'intérieur Aly Ngouille Ndiaye ñu gën a taral sanction yi bu ko defee rek képp ku defati accident te ñu njort ne yaa ko tey yet bi dal sa kaw ni mu waree dinañ dem tamit institution Sainte Jeanne d'Arc ci l'école privée catholique boobee nag ci fan yi ñu génne bëri woon na coow li ko waraloon dafa amoon fukki ndaw ak ñaar yu ñu fa ter woon jànge li ko waraloon nag dañ daan muuru mu mel ni jamono ji nag am nañ sut juboo daal seen biir kilifa yi ak ñi fay jàngale tamit ci ñooñe nag kii di abbé Georges Ngirane Diouf mu ngi rafetlu jeexitalu boobu la mbir ci sàkku rek ku ci nekk nga def kem kàttan ngir xale yi seen sàkku xam-xam boobee gën a wër dinañ wax ci nawet bi ak feebar bi ñuy duppee grippe bëri na ci l'hôpital yi tey foo dem mu fees dell li ko waral ak ñooñee lii di grippe moo leen dal moo ne day am nañ ab vaccin waaye terewul kilifa yi rawatina ñi nga xam ne fajkat yi di sàkku ci askan wi ñu gën a taxawu ak cat bi bu ko defee rek ñu mën a moytandiku li ne mel leneen liñ ci teg rek képp koo xam ne dafa am loo yëg sa yaram nga daw ni mu ware ni mu gën a gaawee bu ko defee rek ñu taxawu la taxawaay bi gën a rafet mbokk yi li mooy li gën a fës boo leen taaxirloo tuuti ñu yaatal ko. mbokk yi asalaamaaleykum ñu doore ko xibaar yi bàyyi ko ci kilifa yi rawatina jëwriñ bi ñu donc ministère environnement kooke nag yëkkati na ay kàddu rek di xamle ne parc île de la Madeleine dañ ko tëjandi ba jëmi jamonoon ñu ne nag duñ ko ubbi demeek amuñu kaaraange bu mot sëkk bu leen di firndeel ne rek ku fa demati tamit doo fa jële benn fitna ñu dem ba ca hôpital principal tey ci suba foofee la ñu amaloon levée du corps ñi nga xam ne rek ñoo loru woon ci bateau wala gaal bi suuxoon ci foofee ci île de la Madeleine ñooñu nag bokk na ci ñoom agent des parcs nationaux bii di Sanusi Touré ci teewaayu kilifay parcs nationaux yi ñoom nag rafet la ñu taxawaayam di sàkku ci xale yi tamit kenn ku nekk nga mën a roy ci moom ca hôpital ba Maguette Gaye teewoon na fa tey. fanfare bi rëkk na ngir delloo njukkal jàmbaar ji daanu garde des parcs nationaux bii di Sanusi Touré mësuta jug ci nekk kuy servir réewam ci anam yu mucc ayib ñi ko féete kaw ci liggéey bi di retracer jaar-jaaram ci liggéey bi. vaillant soldat de la conservation. jàmbaar ji tëdd fii tey musul woon ragal dee ca ba muy xale la bëggoon a doon homme de tenue buy sàmm meññeef yi réewam am. servir na ñaari yoon ci parc national bu Niokolo-Koba ci réserve Ferlo Nord ci parc national des îles de la Madeleine ñaari yoon 2011 ba 2012 2018 ba fii ñu toll tey jii. tiis ak naqar doon lu fës ci kanamu jabaram ji mu bàyyi ginnaaw Sanusi Touré nekkoon soldat modèle di exemple ci ay naataangoom liñ ko mës a xamee mooy. sa discipline, son sérieux. ku amoon jom ku amoon fulla bëgg lool liggéeyam bi mu doon def la woon pas-pasam ci liggéey bi daanaka kenn doonu ko woon naatable ñi nga xam ne la ko séqaloon nag ku ci nekk mën naa seede lu mel noonu moom Sanusi Touré nekkoon na jàmbaar ci liggéey gi ñu ko dénkoon. Pour votre très grande qualité personnelle et professionnelle. agent des parcs nationaux bii di Sanusi Touré daañ ko denc ci àjjuma ji fële ca Casamance dëkk ba mu fekk baax levée des corps yu yeneen victimes yi itam amal nañ ko ci alxamis gi jëwriñ ji yor wàllum environnement ba mu jógee fële ca hôpital principal jubal na ca këru beneen victime di Souaïbou Ba ngir présenter ay condoléances am.
Maguette Gaye dañu dem ba ca diwaanu Ndar Géej wax itam ci gaal yi ak li nga xam ne bant bi ñuy jëfandikoo ngir mën ko defal loolu nag nee nañ faw ñu taxaw ci jàppale ci nappkat yooyu bu ko defee rek yenn xeetu accident yi ñu nemeeku ci géej gi ñu mën ko moytandiku. ci loolu sax ñu ngi sàkku ci kilifa yi ñu baaxe leen du ñu duppee certificat de navigabilité bu ko defee rek lépp lu aju ci wàllu géolocalisation mu gën a mucc ayib. Ousseynou Diop ak Habib Seck. jamono ji ci Sénégal l'accident yi rawatina ci wàllu géej gi bare ñu ci bare di ci ñàkk seeni bakkan ñoom mool yi daal ci addu bokk na ci la nga xamante moom la ñu joxoñ baaraamu tuuma mooy état bi nii dafa war a amal ay carte professionnelle ngir ñu mën a xam kan mooy mool ak kudul mool. bëgg nekk mool dañ la war defal carte professionnelle te pour ñu defal la carte professionnelle da nga war am dañ la war tester former la da nga war a mën a fay nit soo mënul fay waroo nekk mool. ñoom itam leneen loo xamante ni jàpp nañu ni moo indi jafe-jafe yooyu mooy dénk yi ñuy defaree gaal gi ñu ni dañ ko war a xoolaat. gaal yi am léegi amatuñu sécurité parce que gaal yi ñuy yóbbu géej ay bant yu xonq lañu bant yu xonq nag boo koy yóbbu géej accident ba amee si biir géej gi bant bi day mel ne kam doj benn mool du si mën kalaamu benn mool du si mën taxaw parce que gaal gi mooy jëkk dig mool yi. ak jafe-jafe yi nga xamante ni nag jamono jile am na état bi daal di jóg ñu ni dafa mel na mool yi fulaalu leen. tax sax ñu ñaan nguur gi ñu yamale. gouvernement bi dafa dese fulal bakkanu doomu aadama yi bakkanu mool yi gouvernement bi moo war a xoolaat boppam bépp gaal goo xam dafa war dugg géej am na service boo xam ne moo ko war a jox këyit pour wane ni gaal gi niñ ko liggéey baax na gaal gi mën na napp gaal gi mën na dem géej ñu soog koy jox këyit. ndox bu tuuru an bàq ci des lan mooy solution yi nga xamante ni war nañ ko mën a andi ngir jafe-jafe yi nga xamante ni mool yi dañ koy am ci géej gi ñu mën ko dëddu ñoom mool yi di ci tontu. localisation bi nga xamante ni bii moom la bëgg mettre en œuvre pour que mu accélérer la cadence wala mu def ko de façon fast track mu nekk lu gaaw parce que da nga man bakkanu mool yi laaj na loolu jar na lu ëpp loolu mais beneen mbir mi aussi tamit mool yi fi ñu nekk ci tefes yi bu fekkente ni bii problème am na bala ñu koy fexe ba bala ko état bi di yëg ñoom ñu mën a créer ay organisation yoo xamante ni wàllu mool lañ koy tuddee. jamono ji nag l'accident yi bare lool jafe-jafe yi koy indi itam ñoom mool yi daal ci yëy yàb bi ñoom nag ñu ngay taalal loxo nguur gi ngir mu xaar ci tànk tubayam ba loolee mën a dakk. Seyni Diop wax nga ko léegi l'accident yi bëri na lool ba tax na njiitu réew mi Macky Sall jël na ci ay dogal bokk na ci ñaax ñi nga xam ne ay kilifa lañ yore fi ay ndombal tànk rek ñu gën a taral xeex bi bokk na ci ñooñee ministre de l'intérieur Aly Ngouille Ndiaye mu ngi sàkku ci kooke nag ñu fexe ba képp ku fi def accident ñu njort ni rek yaa ko tey yat bi dal ni mu waree bu ko defee rek ñu mën a maytandiku li ni mel kàddu yooyu nag mu ngi ko yëkkati tey gannaaw bu ñu doon jébbal waa brigade nationale des sapeurs pompiers ay jumtuwaay li leen di gën a dooleel ci seen liggéey ñu teewlu ay kàddoom ci micro Koumba Amath la. Au-delà de l'introspection, nous devons tous agir. bu mooyee waxtaan wi nga xamante ni war na ci ku ci nekk rawatina ak sa xel war nañoo rek gën a may xel li nga xamante ni kon moom mooy comportement yi maanaam jikko yenn yi ñu daal di koy soppi su ko defee kon ñu mën a moytu yenn yi parce que am na loo xamante ni moom xel mënu koo nangu fii ci Sénégal loo xamante ni soo ko defee loolaa nga fekk la ci nga def ko te kenn du la ci teg ay daan loolu moom day jeex ba tax na kon ma sàkku rek ci kilifa yi nga xamante ni rawatina ministre yi dénk wàll woowu ñu gën a waggar ci lu nu mel su ko defee kon ñenn ñi nga xamante ni dañoo jug rek ngir salfaañe yoon ñu daal di leen di teg ay daan ngir ñu bañ koo defati. Pour changer positivement les lu toll ci juróom-benn milliard ci suñu xaalis la ñu yëkkati rek jële ko ay matuwaay yoo xam ne dina dooleel waa sapeur pompier ci seen i liggéey loolu nag nguuru Sénégal noonu la doxale rek ndena nag liñ ci jublu mooy fexe bi ñi nga xam ne mooy sapeur pompier yi seen liggéey gën a yomb ñu mën a taxawu tamit askan bi jumtuwaay yoon ñu ngi leen ko doon jébbal tey ci teewaayu njiitu réew mi Macky Sall Koumba Amath Lo teewoon na fa àndoon ceek Lamine Mandia. bokk na ci ay ambulance véhicule de secours ak i fourgon loolee di ay jumtuwaay yu président Macky Sall daal di dalal jagleel ko ñi nga xam ne ñoo di sapeur pompier yi ngir ñu mën a gën a jànkonteel lakk yeeg accident yu bari yi loolee toll ci $2.6 milliards. Cette réalisation constitue une première partie d'un vaste programme. jumtukaay yu am solo yi pàcc bu njëkk la ci programme bu tàmbali ngi rek gën a dooleel ñii di waa brigade nationale bu sapeur pompier su ko defee ñu gën a jege askan wi di leen wàllu saasu ay jëye wala musiba amee loolu nag sécurité la boo xamante ne rek faw mu jaar ci ñu mën a protéger bu baax woowee askan wante tamit seen bakkan ñu sàmmal leen ko su ko defee kon yooyee jëya ñu mën koo moytu.
qui les menacent et qui peuvent leur causer tant de malheur. yooyu la équipement dina gën a yombalal liggéeyu sapeur pompier yi ci kàddu colonel Abdoulaye Ndiaye bépp unité bu ne ci réew mi dina ci gis boppam. lépp lu doon unité bu am sapeur pompier boo xam ne am na ni actuellement ci Sénégal am na wàllam ci matériel bi donc parce que ku ci nekk soo leen xoolee bi ngeen di jaar ci matériel bi soo leen xoolee gis ngeen ñu taf kay këyit donc boo leen ko toppoon di ngeen gis fépp fu ko am caserne rek. am na wàll ci matériel bi donc vraiment matériel bi comme ni ma leen ko waxee rek day renforcer en unité yi am day tax donc seen liggéey gën a xare. ngir gën a ñoŋal kaaraange nit ñi ak itam seeni alal dinañu taxawal compagnie spéciale biir port autonome de Dakar. su dee dañu war a jóge ci suñu caserne yi pour dem di intervenir ci biir port dinañu perdre temps boo xam ne mënoon nañ ko gagner bu fekkoon ñu ngi ci biir port bi voilà loolu moo waral président de la République ngeen dégg ko sànq mu ne alors il faut nañu fexe ba def benn compagnie spéciale boo déggee compagnie nag dafa camp la bu mag boo xam ne mun naa am ay démembrement mun naa am ay centre de secours donc su nekkee ci biir port bi war nañu mun côté port bu fu ci nekk rek ñu am fa benn centre de secours boo xam ne bu fa dara xewee rapidement ñu mun a intervenir. ñu amal ko ci ndimbalu République bu Chine jumtuwaay yooyee doon pàcc bu njëkk ci programme bu yaatu bu nguurug Sénégal daal di tëral président Macky Sall di woo bépp Sénégalais ñu gën a xoolaat doxalin yi ngir yombalal liggéeyu sapeur pompier. Koumba Amad Lo bu ñu jógee ci waa sapeur pompier nag dañuy wax ci l'armée bu Sénégal ñooñu nag am na njiit bu yees kooku di général de division aérienne Biram Diop moo wutu nag ki nga xamante ne rek moo fi nekkoon di Cheikh Gueye kooku nag doon na ko xam ne rek jotoon na jiite état-major de l'armée de l'air ci diggante at 2015 jàpp 2017 atum 2018 nag mu nekkoon chef d'état-major particulier du président de la République kooke nag am na lu toll ci juróom fukki at ak juróom-ñett doon ko xam ne rek xam-xamam màcc na jëm ci wàllu réforme du système ndax jot na ci liggéey ci ay fan yu bëri kooke nag lañ yëkkati lépp lu ci wàllu armée sénégalaise rek dénk ko mu nar a wéyal liggéey bi ñu ñàkk rek ñu ñëwaat ci suñu xibaaru nasaraan si. ñu wax ci wàllu sinébar ak niñ koy téye jamono ji fii ci réew mi loole nag tax na rek ba ki nga xam ne mooy njiitu réew mi yëkkat ci ay kàddu ne faw ñu taxawal ci ay kuréel boo xam ne dafay xeex lépp lu aju ci wàllu drogue ak sinébar ak li ni mel loole nag waa ONG Jamra di rafetlu li ni mel tey sàkku tamit li nga xam ne diggee la woon di création conseil spécial de sécurité ñoom nag nee nañ gannaaw bu ñuy rafetloo dogal bi njiitu réew mi am rek faw ñu taxawal li ni mel ngir gën a wéyal liggéey bi dañuy teewlu Maam Matar Gueye ci micro Thiaba Ali Ba. neebar bi ginnaaw ni muy kannasuloo xale yi di yokk insécurité bi di tas sëy yi alors sineer bi bokk na ci ngaañ ji muy def dafay déstabiliser suñu économie ndax xaalis bu salte bi ñuy jël te xamuñu nu ñuy def ba lijjanti ko dañ koy recycler ci biir économie bi. ay kilifa yuy profiter ci seen position sociale di doxal trafic de drogue ba pare milliards yañ ciy am pour réeral saytukat yi ñu di ko seeyal dans le secteur du bâtiment loolu CENTIF qui est un organe officiel un démembrement de l'État moo ko waxoon en 2016 alors Jamra defoon ci point de presse daal di addu pour état bi wax procureur wax parquet bi ñu autosaisir leeral lii waaye nag dañu doon kokkali itam Moustapha Cissé Lo parce que ñu ne Moustapha Cissé Lo ñoo bokkoon position alors léegi nag l'histoire nous a donné raison ndax état bi jóg na nee na léegi dafay réformer OCRTIS mais comme que wax nañu ne dootuñ ko dénk gendarmerie dootuñ ko dénk police waaye dañ koy utal un parquet spécial comme ci dëkk yu mag yi xeex ci anam bu mucc ay contre sinébar ba pare jiital ci un procureur spécial alors ñun mën yi lu rafetlu loolu. del si wax ci institution Sainte Jeanne d'Arc ci fan yi ñu génn nag coow la bari woon na fa li ko waral kilifa ya jëloon dogal rek ne képp ku fa muuru dootoo fa jàng ba tax daxoon nañ lu toll ci ñaar fukki ndaw ak ñaar bu juróon fi coow lu bëri nag loolu nag mu mel ni mu ngi suñ ginnaaw ndax juboo am na ba xale yooyu tàmbali nañ rek demaat ca l'école ba Ousmane Diallo ak Alioune Diagne doxantu woon nañ fa tey. institution Sainte Jeanne d'Arc élèves yi di waajal dugg seen classe yi 9h30 élèves yu muur yi tàmbali di ñëw ànd ak seeni wayjur
muuruwaay yu bees yi leen école bi jox nag waajur yi ànd nañ ci. fulaar baax na trop parce que yëpp baax na ci ginnaaw kanam yëpp baax na amuñu benn problème. amul dara. am na bind ISDA c'est normal am na bind école bi institution Saint-Jean c'est tout à fait normal parce que rek moo ci am. waaw loolu rek moo ci am ñoo ko may ñoo koy jaay donc c'est normal ñu def seen bind. on a tous apprécié ba yàlla def ku ci nekk signé nga ne fulaar bi baax na léegi nag xale yi tey jël nañ leen léegi la ñu doog a dugg ci classe yi reprendre nañ seen classe nañ ñaan yàlla ñu continuer ci jàmm ñëpp am jàmm problème yi vraiment ñu fàtte ko. élève bi di muuru nag kontaan ci waaye nee na dina xaw a jafe ngir mu dabu li ko jot a raw. Ça va être un peu difficile mais j'essaierai de me rattraper pendant les week-ends je vais recopier. naam dina xaw a jafe waaye dinaa def lépp ci week-end yi ba dabu li ma jot a tardé ñun daal fii yëf yi mujjee kontaan nañ ci loolu. Essayer de me rattraper. Oui, je suis soulagée. Alhamdulillah. Oui. seen delluwaat ci école bi nag ngir atum 2019-2020 kese la li ñëw gannaaw loolu nag waajur yi di si artu nguur gi. mais nag ministre bi laa bëgg a laaj moom 2020-2021 lan la ciy wax parce que ñoom 2019 la ñu wax 2020 waaw am nañ ci tiitaange. coowal institution Sainte Jeanne d'Arc ab dal am ci gannaaw waxtaan si diggante ñi ko sekk waaye waajur yi ñoom di si am xel ñaar ci at yi di ñëw. gannaaw bu ko waajur yi rafetloo rek ak ndongo yi am na ci kilifa goo xam ne rek moom lañ dénk lépp lu aju ci wàllu enseignement catholique turam di abbé Georges Mignane Diouf di rafetlu ci càppaandawul jafe-jafe bi nga xamoon na doxoon na diggante kilifay l'école bi ak parents d'élèves yi tey woo képp rek ku ne nga def ci li nga mën ngir njàngum gone yooyee mën a mucc ayib ñu teewlu ay kàddoom ci micro Ousmane Diallo. waajuru ndong yooyu ànd nañu ci li nga xam ne ni mooy fulaar yooyu kon jàmm dellusiwaat na boo xoolee man sax ba léegi bëgguma woon di ci yàbbi di ci yëkkati ay kaddu waaye rek di woo presse bi liggéey bañ doon def ba léegi ak responsabilité ñu des ci waaye it am na leen lu am mooy daal di sant ndax it fu mu toll nii lépp tegu na ci yoon maa ngi leen ciy sant bu baax. ñu dem ba ca diwaanu Thiès wax ci koppar bi nga xam ne dañu jàpp ne rek war nañ ko jox collectivité territoriale ñu jàpp ne rek am na ay mine du toll ci $2 milliards ñu ne nag ba loolu jamono ji du kenn ku ci jot sa xaalis ba tax na rek mu juróon na ab waxtaan bu ñu amal fële ca mairie Thiès ñu ne nag faw kilifa yi taxaw ci loole bu ñu bëggee dooleel collectivité territoriale yooyee Cheikh Anta Diop. meññeef gi ñuy gas di ko tibbee ci suuf ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci bopp moomeel yi ak askan wi daanaka koppar yooyu di ci jóge de askan wi duñ ci gis dara séqoon nag ak waxtaan wu yaatu ci diggante ñi nga xamante ne ay député lañ ñi nekk ci bopp moomeel yi ak waa société civile ku ci nekk joxe sa xalaat. ñi nga xam dañ leen a fal ci gox-goxaat yi taxawaay bi ñu war a am ci alal ji nga xam ne dañ koy tibbe ci biir suuf si muy sunu alal. te waa réew mi duñu ci jariñoo ni ñu ci war a jariñoo boo ko seetloo am na jafe-jafe yu bare. Abdou Aziz Diop nekk ci forum civil gis ne li nguur gi day waroon a versé bopp moomeel yi nga xamante ne fa la usine yooyee samp lu néew la te amaana sax duñ ci jot. donte la dañ koy opéré ci gox-goxaan yi mais état mooy recouvrir lépp am ci lu ci jël war ko delloo gox-goxaan yi. fonds de péréquation boobu nag 20% des redevances la waaye li ñu gis mooy 2009 la décret bi génn. mais xaalis boobu lu toll ci 7 milliards yi war a dem ci gox-goxaan yi juróom benn téeméer ak tuuti ba léegi demul léegi nag ñu laaj état na xaalis boobu comme entreprise fay nañ ko état jot na ko delloo gox-goxaan yi. moo tax ñu rafetlu teewaayu Decroix ne ko nag sooy dem assemblée comme loi de finance bi am au mois d'octobre novembre nañ fexe ba 7 milliards yooyu nañ ko fay. Abdou Aziz Diop bu Forum Civil gis na nag ci département bu Tivaouane am na ay dëkkaan yu bëri yoo xamante ne usines yi génne ay phosphate ak zircon ak lu ñu mel danañ la wër ba tax na nguur gi war na cee jëli pexe ñu bàyyi leen xel fexe nag ñuy séddu ci koppar yi nga xamante ne day jóge ci société minière yooyu. Cheikh Anta Diop ñu dellu si fii ci Ndakaaru wax ci nawet ak feebar bi ñuy duppee grippe bëri na nag ci këru fajukaay yoo xam ne boo fa demee tey dafa fees dell ñooñu li ñuy jàmbat bëri na ci lii di grippe kilifa yi nag ñoo ne donte ab na ab vaccin foofu askan wi rek gën a taxaw ci lépp lu aju ci wàllu cet ba li leen wër rek bañ a mën a am li leen di indil boobule fitna leneen luñ ci yokk képp ku yegg dara sa yaram rek nga teel a dem ca kër docteur bu ko defee ñu taxaw la ni mu waree Mame Birame Diouf ci liggéey bi. mu doon ab infection virale buy jot nit ki saa su nekk waaye it diiram di bañ a yàgg ñaareel ak jafe-jafe yam ci ay am mu nekk nag feebar boo xam ni bàyyiwul kenn ñi muy gën di sonal di xale yi ak soxna yi nga xam ni dañuy
wan nu lor signe yi tax nag ñu xam ko di lii. fièvre mun na dem ba 39 degré mun na yëg sax ba 40 degré fièvre boobu aussi day ànd ak lox bu metti nit ki dina frissonner di trembler dina ànd ak moom bu weesoo loolu fièvre beeg frisson bi bu ñu jiitoo lu ci tegal mooy nit ki dina yëg ci yaramam fatiguement day sonn parfois ba mun du jóg ci lal bi day metti ci moom léeg-léeg aussi dina am ay écoulement nasal. ñu mun kon moytu jàngoro ji. surtout ñu respecter mesure d'hygiène mooy nit ki nga xam ne yor na mouchoir am te mu ngi am grippe dafa war a am pas mouchoir boo xam ne da koy utiliser tout le temps mais mouchoir boo xam ne c'est jetable bu xasooyee ba utiliser ko maanaam ñandu daf ko war a dugal ci benn poubelle bi nga xam ne c'est fermé n'est-ce pas raxas loxo yi buy sëkkat aussi dafa war a taamu di jël loxo yi wala mouchoir daal di koy taf ci gémmiñ bi bu pare mu dem raxasu ba mu set savon kese mu raxasu ba mu set fompaat loxo yi. waaye mu am ak vaccin goo xam ne nit ki mën na ko ñàkku ci diiru at laata mu ko dolliwaat. ci pharmacie yi nag ñu nemmeeku ni nit ñu bëri ñu fi faral di dem jamono ji nga xam ni feebar bi day bëri. dafa jàpp sama bopp jàpp sama dënn sama yaram day tàng ay en même temps changement de climat bi dafa garaaw. fan yi gis nañu ne ñi nga xamante ne dinañ ñëw pharmacie di demander garab grippe bëri na lool moo xam ñuy ñëw indi ordonnance la wala ñuy ñëw demander conseil ci biir pharmacie carrément ñu gis ne lii grippe la ñu jox leen garabu grippe boobu noonu. bañ a am grippe bokk na ci kon nga vacciné wu waaye it bu fekkee ni dab na la nga dem ca médecin nga xam moo koy faj saa yoo gisee rek si ñu njëkk yi. dem consulter wu xool médecin wala infirmier chef de poste bu fi nekk. Mame Birame Diouf ñu wax ci wàllu tàggat yaram ak téeméeri athlète ak ñaar fukk yu fekk baax fii ci Sénégal ñooñu nag dinañ leen dooleel nit ñi taxawee li ni mel nag di expertise française bi ñoo leen di waajal lépp lu aju ci Jeux olympiques yi war a am Paris ci 2024 loolu nag ministre des sports Matar Ba yi mu xamle li ni mel mu ne mu ngi dalal jamono ji sax kii fekk baax fële ca France di ministère des sports di Roxana Massinera loolu aju ci benn convention bu dox ci diggante ñaari réew yi ci liggéey bi Cheikh Sadibou Diarra moo ko tàllal micro. ñii di ñëw ñun dinañ dem France fekki leen pour que lii ñu commencé ni ñu mën ko acter mais aussi ñu commencé visite yi te am na it waxtaan bu am solo bu ñu wax parce que France tey ci fii nga xam ne foofu la ñu jëm muy Paris 2024 dañu sélectionné 500 athlètes yoo xam ne dañ leen di jàppale di leen encadrer pour que ñu mën a am médaille ñun jot nañu nekk ci sélection bi ñuy def bu paree ci téeméer ak ñaar fukk dana ko wees ñooñu dinañu mën di dem foofu ci ay diir di fa entraîner am conditions yi ñu war a am pour que ñoom itamit ñu mën a nekk ci dimension yu leen di may chance donc loolu yëpp ay waxtaan yu am solo la bu ñu def te bu ñu yeggee effectivement dinañu ko concrétiser ba nga xamante ne experts tubaab yi wala ñi nga xamante ñooy formateurs sénégalais yi dinañu mën dem tugal di fa weccewante xalaat nit ñi mais ñoom tamit ñu ñëw fii pour que ñu def renforcement de capacité. ñu jeexale ko xibaar bi Ben Ali nekkoon njiitu réew fële ca Tunisie kooku nag dëddu na àdduna dinañ ci ñëwaat ni mu gën a yaatu ci xibaaru nasaraan si aram fi la ñuy yemale xibaar yi.